allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam mon frère. c'est ça nu mu demee. ah ñun de ñoo ngi ni jaaxale woon nañu duñ la dégg fenn dégguñu la fenn dangaa ne mes. xam nga ne maa ngi liggéey xam nga man damay liggéey teg laa jot. non gis naa gars yi dañ may woo sax ne ma dañ may laaj Assane man leen ay waay bu leen ma fenloo. bu leen ma fenloo da ngeen may laaj Assane te man bugguma ko sonal duma ko damay xaar moom mu woo ma bu amee jot bu def doxee ay soxlaam ba pare dina ma woo. donc tu as bien fait nga woote parce que gars yi tout le temps ñu ngi lay laajte tout le temps ñu ngi lay laajte. gis nga ma de maa ngi nii moom daw ma fenn. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla yow laay seetaan nii maa ngi nii toog ci restaurant di la seetaan normalement. gars yi sànq ba léegi ñu ngi may ne Assane dugg na live yow yaa duggoon live wala. Malick laa doon dugal wallaay muy wax ci Sénégal ak man xam nga. Malika baat bi fan yii dafa kii quoi. salaamaaleykum. Assane nu mu demee. waxal ak gars yi et puis waxal ak. gars yi yëpp wax leen. yow laay njëkk a waxal yow moomu laay njëkk a waxal. waaw maa ngi lay déglu. maa ngi lay déglu yow xam nga ne you my sister and I love you right xam nga loolu ah. but you know that I love you too you know that. thank you moo tax bëggoo bu xoolal wàññil pression bi sa kaw gars yi bu leen faale bàyyi leen ñuy wax li ñuy wax ba mën a bëggatul gis ngay tontu quoi heure boo duggee live maa ngi lay seetaan. waxal nuyul aussi am nañu dama lay wax rek su may tontu sax duma ko tey parce que baat yow wax nañ ci loolu. mais Assane lañuy dugal sama digganteeg yow surtout nag ñu boole ci benn jigéen joo xam ne suñu doom la ci man ñees la ci man bu tudd Joow muy def liggéey bu rafet nekk Paris ñu jël sama digganteeg Joow jàllale ci message di wax ni maag moom dañ la doon jëw te ñun ñaar ñoo la fi taxawal di wax ni que maag moom dafa métti Assane problème bi mooy dafa am lu ma la waxoon. waaw dama ne la woon man adduna bi yëpp mën nañuy taxaw di wax Hélène dëmm la mais tant que man Hélène lekkuma xamal li ma wax jëflantewul ak man jëfi dëmm sama yoon nekkul ci li nit ñi di wax parce que sénégalais loolu mooy jikkoom sénégalais luñ ko boolewul lu ne dina xool ba wut ci bunt xam nga dugal ci boppam ci côté boo xamante ni xamal li ma wax bokkul ak nam ci war a duggee comprendre la Assane dëgg la moo tax bëgguma ngay discuter quoi temps yi yëpp damay toog rek di la suivre. xam nga mais dama ne naa la bàyyi rek. xam nga def li ngay def boo ma bàyyi da nga war a taxaw ñëpp xam. non dama lay bàyyi nga def li ngay def parce que xam nga lu tax ma lay bàyyi nga def li ngay def. xam nga parce que de moo xolal warkatu mbaam moom rek mooy xam mbaamam du dëgg. dëgg la. voilà te tant que yaa ngi yëg ci mbaam mi chaque jour ngay yëg ci mbaam mi. waaw xam nga di dem ak moom tool bis bu maam bi meree balaa ngaa yëg ci mbaam bi di nga xam ne mbaam bi dafa mer du dëgg ah. dëgg la. voilà moo tax yow xam nga il faut ma lay bàyyi ngay def li ngay def xam nga li ma wax toog di suivre xam nga di gis ñuy sànni xeer ak ñuy wax ju ñaaw nga xam ne man su ma toogee man maay dindi loolu man maa la koy dindi xam nga man maay sa góor xam nga li ma wax yow waroo xeex waroo xulóor. wallaay. dëgg boo déggee ñu naan nit ak càmmiñ ba moo koy xulool moo koy xeexal. man de dama lay wax yow jigéen nga la ma la waxoon xam nga yow ak joor ak. xam nga ñi daal war nga ñoo desaan sonn dañoo dóor dama lay wax rek man sama yegam bi yëpp dafa mel ni dañoo jël ay yet di ma dóor ndax sonn ci ay wax gis naa loolu yëpp maa ngi lay gis mais xoolal comme li ma leen wax rek mooy li ma wax barki démb rek gis naa ngay bind naan Assane Diouf kenn mënu koo jaxaseeg waa kër Serigne Touba yooyu sax jarul tontu. parce que man sama bopp maa dajeeg ay mbàkke yu mu naan sàngara du dëgg. waaw te damaa dajeeg ñoom ay mbàkke yu naan sàngara xam nga tekkiwul ne mbàkke yëpp dañuy naan sàngara du dëgg. dëgg la loolu bëggoon naa. voilà léegi nag xam nga Sénégal mooy réew moo xamante ni nag xam nga pour ñu defar ko xam nga affaire yi du mbàkke wala si wala juuf wala joxaane ku war a jub rek. xam nga da ngaa war a jub comprendre nga amul du sëñ Mbaye sama maam wala
Alaaji Malick Gueye sama maam wala lii ak lii wala Macky Sall lay sama lii xam nga li ma la wax li may wax Macky Sall xam nga li ma la wax jombul kenn parce que Macky Sall bu tegu woon ci yoon xam nga li ma la wax ci yoon la ñuy wax ak moom keneen ku wàcc ci yoon tamit xam nga dañuy wax ak yow ci yoon du dëgg. Sadia moomu yow Ibrahima Khalil nga ni Sadia yëngaluma moom dama koy yóbbu fu mbaxane doon benn waaye Assane Diouf xam na ni man jomb naa di ko def loo xam ni lu mel ni loolu ñaaw loolu mu def sama digganteeg Assane Diouf bëgg jaxase ma ak Assane Diouf ba dootuma wax ak Assane Diouf damay moytu Assane Diouf mais Assane Diouf man sama frère yàgg naa leen ko wax joo mu ngi continuer liggéey bi joo sama ñees la démb Assane dañ may jaxaseeg nit ñi rek. yow ma ne la neel joor mu xam nga lu mu bëgg yéen ñaan ngeen def ko. ngeen bàyyi borom xorom bi si di xorom rek yéen ngeen toog di masla dégg ngeen ah. non yow moom xorom moom wax. yaa ngi waaw bu ñu defee ne damaa bàyyi saaga tey laa gën a mën a saaga ay ndey parce que lu ma gis Sénégal xam nga dafa ànd ak ay saaga ndey. déet boo saaga ñu ne man maa la ne dañuy wax voilà toujours ma ne leen Assane kenn mënu ko wax loo Assane kenn mënul wax loo Assane Diouf doo leen comprendre man mënu ma wax loo Assane Diouf. dama leen koy wax laaj leen Malika boo xëy na Malika bu leen ko waxee ngeen xam kan mooy Assane kenn du ko manipuler Assane kenn mënu ko manipuler mu ngi en direct ma wax ko ngeen dégg yéen dof yi ak seytaane yi Assane Diouf kenn mënu ko manipuler du façon nit boobu Ablaye Wade mi nga xam ni papa Ablaye Wade la koy wax sax mënut a manipuler Assane Diouf mbokk yi dimbali leen nit damay wax ba sonn Assane ñu dégg gars yi dañoo mel ni dañoo boucher. Papa Abdoulaye Wade ci boppam xam na loolu keneen xam na loolu xam na réew mi. dëgg la. réew mi ñu nekk mooy réew moo xamante ni li ma la wax rek. gars yi foo leen xajalul fu nekk nañ fa jéem a dugal seen bopp wala ñu dugal fa seen làmmiñ wala ñu dugal fa seen bët. dëgg la. voilà léegi baadool la nag baadool la rek lay doon mooy comme baadool la yooyu créé seen Petro-Tim. xam nga di wër di toj àdduna bi xam nga dafa ne di yàlla ji day nelaw. dëgg la. xam nga yàlla nelawul yàlla ay bëtam la yor di xool ba pare nag doon buur bu mën a seetaan. voilà te xam nga ni mu mel nag xam nga neexul a roy mais yow damaa bëgg rek. xam nga ngay xool ci borom bi quoi xoolal ci yàlla nga xam ne bis bu nekk ñu ngi koy tooñ te tontuwul sànniwul ay xeer. xam nga xëyul rek tam ay loos xëyul du saagaante du def leen wala comprendre. dëgg la voilà moo tax ma bëgg yow bul tontooti yow joor yëpp bu leen tontooti bu leen tontul Assane Diouf bu leen tontul kenn parce que da ngeen di toog original yow xam nga ne man su ma daan toog damay ñëw toog original wax li ma bëgg a wax. xam nga li ma la wax dem te boo gisee semaine fan yii yëpp bëgguma laay xam nga bëgguma Sénégalais yi mere ma parce que tey laa gën a mën a saaga ndax li ma gis Sénégal. waaw jar na toog di xorom ay job ndey nag ba fajar barki sëñ Fallou man maa la ko wax. mais ku mu naqari da ngay dee rek mais xoolal saaga yi moom. xam naa ni moom mënu ma la wax dara xam naa ni mënu ma la teg boo xasee ba jàpp yow xam naa ni kenn mënul si dara waaye dama lay ñaan rek bàyyil Baye Fall yi xawamal la parce que ay tonnu Baye Fall la ngi fi taxaw. non man Baye Fall laa tamit man xam nga kon man maa indi xorom te xam nga maay ànd ak ñoom di xorom. xam nga Baye Fall yi li ñu war a def nañu yor ci koy Baye Fall te bàyyi xeexu biir kër beeg xeexu saal beeg xeexu kanamu oto beeg xeexu téléphone bi. xam nga nañu wàcc ci mbedd mi xam nga li ma la wax booloo. xam nga sikkar dooni Baye Fall boole suñuy xol dégloonte. xam nga ku wax rek ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi affaire yi du Assane Diouf affaire yi Sénégal la. ñun voilà dëgg la ñun. waaw loolu laa bëgg a def ci bopp gars yi affaire yi. xam nga boo gisee fan yi ma tànqamlu. xam nga dafa dem ba ñu baree dañuy woote yee Assane man dama laa bëgg Assane xam nga lii ak lii loolu yëpp rafet na. loolu yëpp xam nga doole la day yokk nit ki doole mais dama bëgg ñun Sénégalais yi ñu dindi loolu suñu biir. xam nga li ma la wax ñu jiital Sénégal ñu bañ a wut suuf. dëgg la. xam nga li ma la wax ñu xam ne ñun ñooy génération bi nga xamante ni ñoo war a defar Sénégal. dëgg la. kon nag Hélène xolal États-Unis laa nekkoon di saaga mais bi ma sama jabar sax dama rus a ànd ak moom ci yenn mbedd yi Sénégal xam nga. waaw lu tax barke sëñ Fallou
Hélène ndox maa ngi ci mbedd mi yooyu yaa ngi ci mbedd mi xam nga trottoir yi oto yi war a jaar nit ñi fa la ñuy gaari seen oto ku la wax ñu ne la merde xam nga li ma la nit ñi ñoo moom tali bi ci kaw tali bi la ñuy dox xam nga dañuy dox comme ñoo moom tali bi loolu yëpp dama ko vidéo loolu yëpp temps yi yëpp loolu laa doon def dugg ay jàmm gën jagsaaw marché bu bees xam nga Parcelles Assainies Maris xam nga ay dëkk yow ba ci Almadi xoolal Almadi quartier bi nga xamante ni nee nañ moo ëpp valeur Sénégal ci Sénégal xam nga boo duggee Almadi looy yaa ngi muy dégg waaw dégg naa am na kër yoo xam ne ils sont Almadi ils sont pas raccordés au égout maanaam am na fosse mun na fa boucher ay fosse mun nañ fa boucher barki dañ Touba Mbacke daa xasaw xunnu laa lay wax comme douche ama douche yu bougé yooyu déedéet ba pare li ci gën a garaawati dëkk fu ñu naan moo gën a riche ci Sénégal foo tourné gis taabalu ndambe dafa gu amul suukar fonde bu amul soow amul suukar xam nga ay taabal diggu Almadi nag laa la wax nga loolu mooy Sénégal sonn nañ pagaay Sénégal moom pagaay jàppal ni pagaay la dëkk pagaay bi ma gisoon man Sénégal ba ma fa mujjee Assane moo ngi fa ba léegi kuy dawal nu la neex ngay dawale kuy dawal nu la neex ngay dawale Serigne Fallou Mbacké xolal nga papa Abdoulaye Wade daa jël tali def ko 3 lignes voilà mais tali ba tey benn ligne la parce que ku nekk fu la neex ngay daw gars yi ci diggu tali bi la ñuy daw man booy bi ma doon dawalal sax damaa xuloog moom ba fu mu toll dama ne ko xolal bàyyil may jël taxi Assane ci diggu tali bi barki seen Fall dañuy bàyyi ku ci nekk da ngay bàyyi sa ligne xam nga di daw ci diggu tali bi ba pare xam nga kenn du bàyyi kenn du may kenn mu dem xam nga nit ñi nekk ci réew bi ma ne la nit ñee gën a réew ñëpp elen nit ñi seen bopp moo tax may préparé waat sama show il faut ma toog concentré wu xam nga waxal askan bi quoi askan bi xam nga pas Assane Diouf pas François Hélène Gueye xam nga li ma la pas ay xam nga joor wala dara mais ñu wax pour Sénégal dafa jot Hélène barki Serigne Fallou dëkk boo xam ne kenn lotisewu ko waaw dëkk boo xamante ni benn côté bi montagne la benn côté bi ndox mi mën naa ñëw tonni ko tuur ko ci beneen côté bi xam nga ñuy tabax autoroute boo xamante ni li papa Abdoulaye Wade mënoon yëpp def na ko barki sëñ Fall yàlla na ko yàlla may gudd fan. gis nga Assane mais doomeraam yi nga xamante ni nag ñoo toog nekk ay doomeraam àndoon ak moom sàcc alalu réew mi moom ba pare wëlbatiku dem ànd ak Macky Sall continue te nekk ay doomeraam barki sëñ Fall man de baaluma leen bu leen sénégalais yi baaluma leen Moustapha Niass na démissionné. Moustapha Niass na xam ne jiboka dee na bër ci démb xam nga li ma la wax yaa ngi dégg waaw Moustapha Niass moom moo taxawoon ne xam nga buggul xaalisu askan bi waaw Moustapha Niass la ñu voteel budget 50 millions yoo xamante ni dee ay ATM la yor biir këram waaw Macky Sall nag comme moom du déglu xam nga Marème Faye lu mu ko wax loolu lay dund xam nga ba gouvernement Sénégal fi mu toll nii Faye Sall dem na ba xamatul lu muy def xam nga ay rakkam mu yokkal leen ay poste mais ñoom ñëpp parce que Serigne Fallou Mbacké na xam ne Assane Diouf ko ëpp popularité fi mu toll nii ci biir réew mi. non c'est vrai xam nga te xam nga du ma jóg ci dal ci kawam nag. gis nga loolu sa droit la liberté d'expression moom suñu constitution moo ñu ko garantir moom bien que xam nañu ni gëmul benn loi mais dem nga est-ce que dem nga ci biir dëkk wi c'est-à-dire ci àll bi gis nga est-ce que dem nga ci biir àll bi ñoo gën a sonn ñëpp non koy wax loolu man dafa am loo xamante ni déggoo ba xam nga yow Assane Diouf mu toog ñaari semaine waxul mu la mën a xamal ne am na lu mu wax ba pare sama baat bi fan yi yëpp Hélène xoolal pharmacie laay dem di jëndee lu defar sama baat bi mbaa li dal joor moo la dal barki sëñ Touba Mbacke li fi nekk ci wax kenn xamul nu mu toll xam nga joor ma nga Europe yow yaa ngi États-Unis
am nga problème Assane tey Assane li ci Sénégal yëpp Diouf ci Sénégal. Assane boo naree wax c'est-à-dire que da ngay mujjee soppali ko yow da ngay mel ni policier c'est-à-dire que man samay sœur dañ ma doon wax yow di nga sonn de bala nit yenn saa yi nga wax ñu ne la yow ah kii tubaab la yenn saa yi dañ la ne kii tubaab la ok mbër xewal. comprendre nga barki sëñ Fallou billaahi dëkk boo xamante ni Hélène ñëpp bëgg a jaay ñëppay jaay loolooy dëgg dëkk boo xamante ni amul garage mécanicien bi day ñëw ba ci bopp koñ bi fi mu dëkk mu gaare ay otoom fépp xamal ma wax fekkee saa uteem dëkk boo xamante ni suuf si yëpp huile la sàmmuñu suuf si dëkk boo xamante ni fu la neex taw dëkk boo xamante ni fu la neex takk fas dëkk boo xam ne fu la neex gaare oto dëkk boo xamante ni fu la neex tabax dëkk boo xam ne fu la neex gas foos dëkk boo xamante ni chauffeur taxi bu ñu xëyee di liggéey comme ay mécanicien xamal ma la dëkk boo xamante ni barke borom Touba politiciens yi ñoo gën a yaree di ñëpp te dëkk boobu xam nga ne demul fenn maay sëñ du yomb de y a du boulot y a du travail tu te rends compte du travail qu'on a à faire gis nga liggéey bu barke sëñ Touba billahi wallahi man sama xam-xam bi gën a gàtt ci Ndakaaru mooy xam nga ñu dem ba àllu Kees bi àllu xombal Mbuur ma la àllu kaañ bi tasaare lépp defar suuf si xam nga lotisewaat xam nga tracé mbedd yi jox waa dëkk bi yëpp ñu dëkk te Ndakaaru yëpp ñu tëj ko Ndakaaru moom du dara parce que bu incident bu ndaw amee xam nga ñëppay dee barki borom Touba français yi ñoo gën a téegal seen ndey ci àdduna dëgg la xam nga li tax ñuy def loolu ñoom xam nañ ko parce que xam nañu xam nga li leen tal moom la ñu bëgg mu tal àdduna bi yëpp mais du ñu mës a tal ñun Sénégal parce que Assane Diouf a ngi fi xam nga Hélène a ngi fi xam nga yeneen Baye Fall yaa ngi fi xam nga li ma la wax moo tax du ñu mës a tal wax nga lu am solo am nag dañoo defe ne voilà wax nga thème bu am solo mooy civisme mooy ñun suñu bopp suñu wàll ci liy defar réew mi suñuy comportement ñun Sénégalais ni mu fonkee par exemple Assane biir këram ak ni mu ñàkkee wormaal fa nga xam ne da ko bokk ak ay moromu sénégalais. loolu yëpp dama ko enregistré loolu yëpp dañ ciy def documentaire fan yii yëpp loolu la ñuy enregistré man ak Malick ñu ko bëgg a def documentaire wane dëkk bi xam nga moom li ma ko doon wax bi ma nekkee Amérique ak li mu gis Sénégal xam nga man sama bopp sax dama ruus nee na ma li nga doon wax yëpp pourtant mi ngi fi xam nga parce que damay jéem foo ma dugal rek kër gu rafet la kër gu set. dëgg la dëgg la mais mbedd mi dafa salte comme mbalit. dëgg la mbalit bi nag fu ne heureusement que tabaski fekk ko fa. non la dafa soxla tabaski. Liberté 6 xaw ma kan mooy maire bi fan yëpp moom laay laajte. maire Liberté 6 xam nga mbedd barke Xaadimu Rasuul boo duggee Liberté 6 comme Mbëbës. bu nga dem Mbëbës 6 ka. ah kay non dama koy gis télé rek. Mbëbës mooy fi ñu tuur mbalit yi. waaw xam naa fi ñu tuur mbalit yi noonu. gars yi di ci barke Xaadimu Rasuul moo gën a set Liberté 6. loolu wax nii. barke Serigne Fallou. nga dugg Grand Yoff nga ñëw rond-point Patte d'Oie xam nga dama ñëw ba rond-point Patte d'Oie fan yii yëpp laajal ñi gis Assane Diouf rond-point Patte d'Oie lañ may gis ak rond-point nuñ koy waxati Cambérène Hélène li ci gën a garaaw dama ñëw jël ndaraan fi super yi war a taxaw lépp ay jàllu suuf dama jël ndaraan nettoyé lépp ba mu set xam nga dugal ko ci biir tool yi foofu sama jarbaat garage am foofu la nekk ma ne ko nañu réglé croisement bi parce que liy indi circulation bi mooy oto yi bu ñu tourné rond point bi rek dañuy taxaw ci rond point bi di wàcc ay nit bu pare fi ñu war a taxaw ñoom ay jaaykat ñoo ko teg seeni taabal di jaay ay gerte ay café ci kaw tali bi nag waxuma ci trottoir bi de mais ci kaw tali bi policier gendarme yi amuñu lu dul taxaw ci rond point ba xamali ma la di jël ay attestation jàllale wuñu trafic jàllale wuñu dara te Serigne Touba xam na ne dinañ xam ne Assane Diouf lañ ko seqal parce que ñu ci bari damaa taxaw vidéo leen ñuy jël xaalis. gis nga barki sëñ Fallou même alkaati ba ma doon joxeel pompier laa ko fekk barki Serigne Touba toog sama Mercedes xamul ne Assane Diouf la ma toog 40 minutes xoolal di ko vidéo mu taxaw ci billaahi wallaahi di encaissé oto yi comme
xam nga benn professeur bu nekk ci école am rek xale yi war a ñëw fay weer bu dee école. non. barke Serigne Bamba. billahi wallahi lépp dama ko documentaire man ak sama jabar. undercover Dooméram TV undercover laay def. dugg ci oto bi ànd ak booy yi di enregistré. site web bi il faut nga lijjanti ko rapidement. voilà si sa site web bi. xam nga. maay na loolu graaw na. gars yi man dama jommi fi mu toll nii. dama gedd Sénégal sista dama gedd Sénégal ndax jikko yu bon yi fi nekk jikko yu bon ba pare ñuy wax affaire yi saaga yi dëkk boo xamante ni alkaati yi dañuy saaga chauffeur yi xamali ma la dëkk boo xamante ni chauffeur yi dañuy saaga client yi takkal sa ndey wàcc tali bi xamali ma la waaw dëkk boo xamante ni apprenti yi dañuy xam nga fu leen neex la ñuy yàpp pour client yi bare amatul transport en commun transport fu ma neex laa lay wàcce la gis nga nag Assane lii filmé dañuy jël nit ñi ñenn ñi dañuy jël nit ñi Sandaga ci kaw xam nga indi leen ba Castor wàcce leen boo ñëwee Castor barki sëñ Touba sama jabar daf ne fii comme mardi gras chaque jour bu ñu ko jaaree comme mardi gras xamoon billahi mais Malika jommi na Malika dafa jommi fi mu non weesu jommi moom ci boppam dama la koy joxaat mu wax la li jëm ci trafic waaw Assane man de jommi laa def te ruus nag ruus barke borom Touba jommeeguloo nag tu vois jommeeguloo bàyyil bu ma jox la xolo bàyyil ba seetaan documentaire yi ñu ngi xaar yow anyway yow bu ñu paree léegi nii wax naa la am na lu ma la bëgg a wax d'accord waaw woo ma après woo ma xolo même boo ma jotul nag xolol demal ci WhatsApp bi rek nga wax ma li nga ma war a wax. WhatsApp bi internet ci Sénégal bi mooy problème. waaw dinaa la woo bàyyil ma wax la ko ci WhatsApp bi moo gën a yomb dégg nga voilà mi nga ok dégg nga ci WhatsApp bi si mon frère sonn nga. sama dernier message nag mooy sénégalais yi seetaan. xam nga man la Assane Diouf quoi sama gars yi soppi leen jikko yi ngir jëmmi Serigne Touba soppi leen jikko yi quoi. xam nga soppi jikko yi mi ngi commencé ci xam nga bëgg sa réew te bëgg sa réew mi ngi commencé ci setal sa réew setal say mbeddu réew xam nga jël mbalit mi nëpp ko sa biir kër sax moo gën nga bàyyi ko ci mbedd effectivement xam nga li ma la wax parce que am réew xam nga li ma wax dafa am lu koy defar daal du da ngay defar sa biir néeg ba mu rafet jël li ci biti yëpp tànnil ko ñu ci biti am na ñoo xam ne ci mbedd mi la ñuy fanaan amuñu fu ñu fanaan xam nga nañu soppi jikko yi quoi te bàyyi wax bi bari. dëgg la. loolu rek laay ñaan sénégalais yëpp ba pare xam nga ñu ngi préparé benn mouvement set setal boo xamante ni. xam nga ci banlieue bi lañ koy commencé bu may dem damay ànd ak ay camion ak ay ndaraan xam nga li ma la. xam nga bu ñu dem dinañ dem ba pour l'Afrique bi nekk ñu ci fa xam nga ñëw. am na ay secteurs yoo xam ne taamu naa ko ba pare ay secteurs yoo xam ne secteur barki sëñ Touba ndoxul nawetu daaw bi ba léegi ma nga fa toog xeeñ billaahi dafay xeeñ xam nga ndox mu yàgg ni muy xeeñe nga xamante ni doo bëgg a nooyi ay doomu aadama di ko nooyi chaque jour mo loolu noot sa askan la est-ce que dem message bi may jox Macky Sall na xam ne ay nit ñoo ko faloon daal comprendre nga na xam ne tamit xam nga nguur du affaire mbokk nguur da ngay wàcc xam nga bu minuit jotee dawalal sa oto sax dugg ci dëkk bi xam nga ànd ak say garde corps toog ci diggu oto bi xam nga li ma la wax mën ngaa toog sa ñaari garde corps seq la xam nga toog ci diggu bi rek wër man noonu laay def guddi gu nekk xam nga damay ànd ak xale yi toog ci diggu oto bi sama jabar toog ci kanam ñaari xale toog seq ma chauffeur bi di dawal ma dugg fépp damay dem ba biir yëmbal ma dem ba Malika ci ñu toj seen kër yi ba pare xam nga jaay ko ay nit yoo xamante ni ñoom ñoo sàcc alalu nguur gi ay nit yu mel ne Amadou Ba xam nga li ma la 200 milliards la Macky Sall fekk ci comptam tëj comptam te duñ ko wax 200 milliards voilà xam nga yooyu yëpp ay affaire garaaw la waaye ci taatu ambassade États-Unis bi la doon tabax këru 2 milliards. doy na waar Assane. 2 milliards li mu defagum ci kër gi rek dem na 2 milliards 500 millions. Youssou Ndour dem ci Marème Faye di jooy naan këram ay jaam dafay génn nag ay affaire ñu jox ko kër goo xamante ni état bi ñoo ko moom. xam
xam nga kër goo xamante ni tey xam nga sénégalais yi ñu ngi jël sénégalais yi xam nga ñu ngi jël ay diplomate yu jóge ci àll bi di leen fayal ay hôtel bu ñu leen invité xam nga diplomate yooyu war a mën a dem dëkk fa xam nga li ma la wax sénégalais yi am nañ ay kilifa yoo xamante ni ay kilifa yu mag lañu yu mel ne Ablaye Wade xam nga li ma la wax xam nga xam ne bu ñëwee war nañ ko mën a jox kër yu mel noonu ñu koy jox Kolosaar bu mel ni Youssou Ndour xam nga parce que moom mooy dem di martaatu Marème Faye xam nga li ma la wax moom mooy dem di fen moom mooy dem di wax lu dul noonu xam nga nañ defar Sénégal quoi juste nañ defar Sénégal. gis nga nag te defar Sénégal bi du ay wax kese. ay jëf la de barki sëñ Bamba. man sax damaa bëgg a ñëw Sénégal man sax léegi ñëw Cambérène démb xeex naa Cambérène si barki sëñ Bamba. déet yow dañuy. billaahi wallaahi. xalaat ñu rek xalaat ma rek. booy xeex. bu ci dugg. dafa am loo xamante ni nit mënu koo wax rek mu sotti. xam nga il faut nga poñanteeg gars yi xeex ak ñoom xam nga li ma la wax wan leen ne lii may wax ni dama ko gëm pour askan bi comprendre nga. xam nga booy bi ma joteel démb après man maa mujj yëkkati sama xaalis sama poos jox ko ne ko demal xam nga naan ndox xam nga dem faju nga tallu. comprendre nga li ma la wax parce que xam nga ñun ñëpp ñooy Sénégal te li ma ko doon wax dafa mujj ñëw ne ma grand xam nga man maa dégluwul woon xam nga li ma la wax mais. sa jarbaat yi bi ñëwee wax ak man baal ma ak xam nga man bugguma sax di la wax grand tonton laa lay wax léegi xam nga moo tax il faut ñu xeex il faut ñu poñante pour defar Sénégal. non damay ñëw xoolal damay ñëw ñu summee ko sol samay bot am na ay bot yoo xam ne mun naa dugg ci ndox yu taayoo ñu dugg ñafe xeex wane l'exemple boobu xëy na bu ñu liggéey jar na ko de lii dafa ëpp waaye jar na ko de un pays laissé à l'abandon lii dinaa ñëw taximaan yoo xamante ni li ma gën a naqari man bi may jógee Sénégal année 99 xam nga amoon naa sama permis di sàcc di taxi. yaa ngi dégg. 50,000 francs lañ doon fay taxi jamono jooju. yaa ngi dégg tey jamono jooju bu ñu wàccee jël taxi. xam nga ci Lamine Gueye bi ñibbi Géejawaay ku nekk 250 ngay fay. tey boo jëlee foofu taxi yaa ngi fay 1000 francs ku nekk. te xam naa salaire yi changé wul. voilà te salaire yi ba léegi 50,000 la xam nga ñooñu yaa ngi leen di rey. yaa ngi dégg. oh my god non mais. barki sëñ Touba salaire yi ba léegi 50,000 la damay dugg ci taxi ne taximaan lan moo la gën a naqari ci Sénégal nga ne ma embouteillage bi ak nit ñi dox ci kaw tali bi. ba pare suñu salaire yi ba pare xam nga taximan yëpp tenue mécanicien la ñuy sol. barki sëñ Fallou taximan yëpp vidéo laa ko def damay dugg ci taxi di vidéo xam nga li ma la wax di waxtaan ak ñoom boo ma fayee ko 3000 ma jox la 4000 ba pare ne la góorgóorlu xam nga yeneen 1000 francs yi man maa la ko jox à biir. parce que da nga leen di gis seen bët yi amuñu ay air condition seen oto yi. maanaam xam nga naka lañ koy waxee sax. naaj bi day lakk seen kanam lakk seen bët yi naaj bi day lakk seen bët yi. Bamba non du naaj bi Hélène gasoil bi ak poussière bi nekk Sénégal boo yeewoo suba teel xam nga taxaw man ci 5 étages laa dëkk damay yeewu taxaw ci kaw balcon bi xool Sénégal dafa pënd poussière. barki sëñ Bamba boo demee ba ay midi 1h nga xool dëkk bi dafay lëndëm gris ndax poussière. pollution bi. xam nga non ñii baaxuñu Assane xam naa li ngay dund Assane li ngay dund nii xam naa ko ak a métti. premier temps yi ngay dellu Sénégal. yow sa façon nit xoolal yow li ma. man bëggatuma génn Sénégal barki sëñ Fallou bëggatuma génn Sénégal. parce que ma génn Sénégal dafay mel ne man damaa daw Sénégal xam nga li ma la parce que sama jabar xam nga moom dafa décider sax pour bu demee rek ñëwaat xam nga li ma la damay créer ay mouvement foofu xam nga ànd ak yenn waykat yi bu ñu ñëwee fii xam nga ñu dimbali Sénégalais yi pour ñu set setal xam nga dëkk bi dafa salte tilim xasaw xam nga da ngay dox yenn côté yi gis tax yi di yéeg ci kaw miir yi xam nga li ma la gis mbalit mi tegee xam nga li ma la nga gis ay maire yu yanu ay paan xam nga gis ay xale yu ndaw yi doog a juddu xanaa xamoo yanu dafa metti yanu lu tolloog ay 50 presque 100 kilos nga paanu ndox nit waratu koo yanu biir Ndakaaru barki sëñ Bamba xam nga
Assane est-ce que gis nga paa yi est-ce que dox nga gis paa wallahi Assane xam nga man bi ma doon gën a métti Assane mooy paa yi may gis ñu am sama âge papa ñuy yeno ay bagage biir Sandaga ñàkk tooy xet Bamba billahi tey rek gis naa ko benn paa bay jënd ci moom fer courant paa bi li mu gàdd ci ay fer mat na 30 fer yaa ngi dégg maa ngi lay dégg sax lii dafa métti 30 fer mat na ko xoolal calculer loolu ñaata la ci poids fer bu nekk rek mat na benn pound xam li ma la 50 pound kilifa koo xamante ni dafa war a di wàcce dem toog ak soxnaam xam nga li ma la xam nga bëgg mais kooku bu duggee këram balaa ko soxnaam a tegal leer sax mu dee wax wala mu jaare fa nelaw comprendre nga man mii rek di xëy di dem ci garage bi def yenn affaire yi mu duggee kër gi rek nelaw naa laajal Malick damay dugg rek départ billaay ndeysaan moo du ma mën a wax ak kenn xam nga moo tax kenn du ma dégg barki sëñ Fallou man moom waaw loolu dafay daw man nañu yërëm sénégalais yi quoi métti na nañu yërëm sénégalais yi nañu yërëm sénégalais yi léegi Assane gis nga Sall nag moom du gis nga ko mu yegsee waxuma deuxième mandat mais xam nga yàlla na mandaam egg sax yàlla bu mu yegg lay ñaan man yàlla bu mu yegg non yàlla na egg parce que Sénégal dañoo bëgg jàmm fi ñu toll nii man dama koy ñaanal mu eggale mandaam ci jàmm parce que Sénégal dafa soxla jàmm parce que bu ñëpp jógandoo rek ñëppay deewandoo te amul mbedd yu yaatu xam nga oto yi boo xoolal ku jóge sa kër war a liggéey nga jóge ci banlieue bi xam nga war a dem liggéey léegi yow balaa oto bi di la egg fi ngay dem yoon bi yëpp da nga koy nelaw ndax trafic da ngay toog ci oto bi bay nelaw nga jóge sa kër nga jóge sa liggéeyukaay waaj balaa ngaa egg sa kër sa waa kër yëpp nelaw nañ ba boo ñëwee doo mën a waxtaan ak sa njaboot loolu bokkul ci développement mo Sénégal dafa dellu ginnaaw te képp ku leen wax ne Sénégal mi ngi avancé li ma leen di wax rek dañoo war a jàpp dagg boppam parce que fenkat la barke borom Touba waaw naa jommi Assane dama jommi sincèrement yow naa la bàyyi xam nga dinaa boo paree nga moo paree léegi woo la mais gars yi xam naa bëgg na ñu nga wax leen kañ ngay dugg de ñu ngi laajte man xam naa bu soobee yàlla samedi dinaa dugg samedi moom dégg ngeen man ak Malick ñooy toog xam nga wax lépp lu mu gis moom dama ko bëgg a bàyyi mu jël première partie ma jël deuxième partie mu wax moom sénégalais lan la xalaat ci Sénégal comprendre li ma la wax d'accord bu ko defee nag man mi fi dëgg nag bokk bi ma wax leen man lan ban xam-xam laa am ci Sénégal dëgg la te metti na de metti na trop I know parti dañ fàllu metti na trop sax koñ bi ma dëkk rek muy dugg ci koñ bi te fan yi dama ne booy bi soxlaatul ñu koy duggoo fa toog xam nga li ma la wax bàyyil bu ñu egsee ba ci bopp koñ bi gaareel ma wàcc dox quoi parce que boo rombeek oto sax nit ñi dañuy xool boo xam ne xoolu ñeewantal like ay waay kañ laay yéeg ci oto bu mel nii wala ay waay xam nga li ma la wax mooy yooyu baaxul daal baaxul ci am réew xam nga li ma la wax ndax balaa yi am ci réew mi di fi am chaque jour amul ñu xewal rek yal nañu sëñ Tuubaa yokk yërmande yal na la yàlla may wér ak xale yi dégg nga amin mon frère amin kontaan naa nag xam boo téye rek nga woo ma dégg nga waaw je t'appelle tout à l'heure inchallah ok mu ca xewal gars yi yéen ñuy déglu ñëpp yal na leen yàlla may jàmm ngeen bàyyi seen xel ci Sénégal nag quoi am na loo xamante ni moo gën a garaaw ay saaga téeméeri junni waaw mais waxal mooy nit ñi dëkk lu mel samedi donc rendez-vous est pris avec Assane Diouf samedi ban heure waxal heure bi gars yi jàpp ko xam nga samedi 7 heures dinaa dugg 19 heures samedi moom du ma xam sax ban heure laay jeexal waaw parce que 19 heures heure du li ma war a Sénégal wax yëpp dafa bëri waaw xam naa mais 7 heures heure Sénégal dina ma fekk ma dem live incha allah ok donc bind leen ko tey mën nga ko bind fépp na ko gars yi bind xam nga samedi 7 heures xam nga ku mën a seetaan première partie nga seetaan Malika sama deuxième partie bi première une heure de temps bi Malika xam nga man mën na am nag ma dem def 6 heures de temps parce que xam nga li ma gis Pikine gi ma dëkk rek jar na toog def 6 heures de temps live pour na yàlla xam naa li ngay wax yëpp xam naa ko. Assane allez du courage jërëjëf sister sois prudent.
take care mucc xewal allez bye all right xewal Fona Malika bye